sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey mbégte dellu siwaat seen biir émission dañ kumpa ni ñu koy waxee am nañu gan gu spécial ci jaar-jaaram ci li mu doon ki mu doon ak li mu représenté ci àdduna wërngal képp àdduna di ko bégee goxam di ko tiitaroo waaye it lii di Sénégal di ko sagoo di El Hadji Golbert Diagne ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu am mbégte tey dalal la ci sunu émission mu di dañ kumpa. fii la ëppee. mbégte moo ci am nag mu ko raw am nañ ko ñun tey. yàlla na yàlla defal yiw. amin te ñu bokk ko. macha allah. kenn werantewul ne ku la laaj noo tudd da nga ko wax ne El Hadji Golbert Diagne waaye man jàpp naa ne loola doyuma ngir xam yow yaay kan. ku la laajoon yaay kan loo koy tontu. maay El Hadji Alioune Badara Diagne ñu may woowee Golbert doomi jëm si yàlla ajaratu Fari Lobe Ndoy ak Malal Diagne suma baay sët ci Fatou Kébé Fall ci Ablaye Sadaga ci famille moo di fa Balla Alassane ak Paate ci sama wàllu baay doon doomu Ndar ñu may woowee nag Golbert. kon bu ma la déggee ku xam sa bopp nga da nga mel ne yaa ngi tagg sa bopp. waaw ku xamul sa bopp da ngay réer. te koo gis dafa ni moo la gën nit boo bëggee am fulla da ngay xam foo soqi ko. xam ñana lu jur xam ñooy ñana leen meññ mooy tax dangaa fonk sa bopp ba doo nangu tuuti ci kanamu kenn. gannaaw rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ku ne Ndar ni maam moo la yar am dangaa xippee ci sa kanamu ñaari waajur. waaw sama ñaari waajur xippee naa seen kanam mais sama maam moo ma yar sama maam Fatou Kébé Fall moom moo ma yar ak sama benn wujju yaay bu ñuy wax ci bu Diagne Guèye dëkk Géttu Ndar ak sama benn mbokk boo xamee ni daf ma daan jële ci sama maam di ma yar di ma tette may màgg mu di Absa Gaye ak Ahmed Gaye jëm si yàlla ji waaw ci kër Pauline Diack milieu boobu daal fa laa meññee mais yar bi dëgg sama maam Fatou Kébé Fall. booba ana yaay ak baay. ñoo ngi ca kër ga ndax sama yaay moo doon présidente des cuisinières de Saint-Louis à l'époque coloniale bu yeewoo def li mu war a def ci kër gi yëpp bàyyi xëy na samay sœur di ko àggale moom day dem liggéeyi. mais laata muy liggéey sa maam dana ñëw jël mu yóbbu sama papa it nekk ci liggéeyam donc papa ak yaay ñoo ngi fi waaye maam moo ma uuf. loo fàttaliku sax ngone ku léej ku timide wala gone gu maamum gëmee wutoon wala boog ndax say waajur seen loxo jotoon na seen gannaaw. samay waajur alhamdulilah rabbil alamin sama yaay de présidente la woon ci cuisinière yi nekk Ndar daan am salaire bu baax à l'époque coloniale di liggéey tubaab ñu koy fay. sama papa di politicien di commerçant di itam éleveur ñaq jëruñu rek la xam ci question bi nga jëkk dugg maam mooma yar ma doon nag ku mu yàq ma wuyu tur bi Alioune bras armé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam foo déggee xeex ci loolu rek man la kon sax ndaw kon léegi mën a xeex. amul lu ma deful ci Ndar foo déggee atelier rek maay xeex. yaa daan gañe am dañ la daan gañe. daañu léeg-léeg ñu dóor ma léeg-léeg ma dóore xeex noonu la di tey yow ëllëg sa morom. waaye li ci ëpp. maa daan dóoree nag waaw maa daan dóoree xeex rek. waaw xeex rek xam nga ku juddoo loolu mon fils. nu yaree la Guet Ndar nga màggee tey jigéen foo jar lii te da ngay nekk Tarzan. Tarzan ngay doon. mi ñuy dégg ci film bi. waaw man bi ma jógee Guet Ndar lu dee ma tey jigéen ma ñëw fekk samay frère foofu lañu ma daan woowee Tarzan tool bu am fu ko koy nekk dinaa ko yëg sàcc ka ku ji sa suraab dinaa ko lekk sàcc ka jaayi ka yàq rek laa fa nekk. loolu ci daan fekk. dara leen jàpp mu dóor ba mu bëgg dee yóbbu ma sama papa mu dóor ba mu bëgg dee waaye bu ma génnee demaat il faut que jeunesse se fasse. loolu la. ku tudd Ndar ne daara ndax jaar nga ci daara yow. waaw jaar naa ci ndax bi ma amee juróom benn at loolu mu jox sëriñ Baye Mbay cokkoñu kaso ba kooku moo ma dalal baax bi ma demee ba tollu wàllu ameyato yooyu sama nijaay sama grand frère yaay inspecteur principal des postes
moo nekkoon Mauritanie à Nouakchott dikki sepp ma fa yóbbu ma Atar fa laa jàngi alxuraan bi ma dellu see nu jox ma Ousseynou Sarr ca Zawiya ba moo ma wàcce jox ma sëñ Amet Diop ca Looda ma tëri ak kër sëñ Mamour Ndiaye am nag maam joo xam ne xaafisul xuraan la fi may waxee nii doomam mooy imaamu ratib bu dëkk ba moo di Alaaji Umar Diallo jëm si yàlla ji waaw doonoon maam ak xarit ci man kon rëccu ma ca dara di meññeefu ku mel ne Youssou Diallo bu ma waaw Youssou Diallo kooku ma la wax moo ko jur waaw parce que Youssou ndongo dara la itam waa Ndakaar yi dañ koy seen nii mu dem rek waaye méfie-toi de l'eau qui dort loo dund ci daara ji loo fàttewul am na ci nag loo xamee ni moom daf ma marqué ci daara ji bi ma jógee Atar ba dellu si Ndar ren ma jox Ousseynou Sarr ca Zawiya ba may tari gag mu gàggante ma ñaari yoon ma gàggati moom infirme la woon mu yóotoo moomu ñëw rek mu kepp ma ci diggante ñaari tànk yi kaata bi saf na benn moodu sax boo xam ne mosuma gis loolu ci àddina ma bëgg dee xamul may def ma làmbaatu nii rek ba daj benn aliou rek nit ko tell ci bopp rek mu xam fa la turu Golbert bi jóge Golbert Diagne gi ñu lay wooye waaw foofu la jóge fa la toppee waaw fa la ma toppee parce que sama papa dañ ko daan wooyee Golbert mais biñ ko ximmalee ni ko lu la daal ku la def nii mu ne Golbert mu dóor aliou bi foofu la ma Golbert bi toppee mu mujj def kersa xam naa sa digg ak moom ndax xaañ sab sëriñ nag waaye moom comprendre na ma parce que pédagogue la pédagogue ba ci nangu dongo bu xaañub sëriñam waaw bu ma dellu si dana ma ñàdd am na ñoo xam ne dafa naan jàppale di ngeen ñàdd ka bu mu dóoree ba mu bëgg def beneen ne dootuma ko def te kooku jikko xale la sonnoon naa rek kon daal bu ma la déggee ci wàllu alxuraan moom ku ci géeju nga am na lu la ci yàlla waaw am naa ci lu ma ci xam mën naa ci jàmm suma borom macha allah maa ngi sant suma borom te am naa ci ay jikko yoo xamee ni à 75 ans xam naa ni loolu moo ma accompagné ndax alxuraan bi téye na ma ba du ma jëw baqara ba naas waaw du ma jëw du ma lekk riba xaw ma kañaan du ma naafiq foo ma fekk mooy sama mandarga ba tax Ndar ñëpp fonk ma inna allaha ma sadiqina lay demee fu ma dëgg fekk ak ku mu mënti doon danaa la ko wax ci lu tegginu pour defar boo ma tooñee it làqu ji naa ca alxuraan inna allaha ma sabirina waaye yàlla rek tax ndax du ma muñ pour nit damay muñ pour kàddu googu ma la wax yàlla moo tax may muñ dégg googu ban saar ngay ne ci biir ba mu yàgg nga gis kenn ak sun borom xul wa allahu ahad parce que moom képp la lam yëlit wala mi la doon jokkulu ko léema ma kaak lenn tout ce régime par ça nga nekk koo xam ne dund nga boobu yar est-ce que nàmpatal nga ko sa njaboot mooy la nga dund ci yar bu la yàlla mayee ba nga dox dajeeg ñoom làmb leen mala la ngi fi sorewul làmb nga wax de waaw làmb leen boo dajeeg mal rek làmb ko wolof dana ko làmb daj làmb ka rek làmb leen loo bëgg a wax foofu waxuma samay doom doomu Ndar boo dajal ci loolu boo ca bëggee xam dara rek toogal ak moom mais Ndar du Sénégal nag mooy ndeyu Sénégal ndax fa nga dëkk déedéet sax mooy li dëggu Alaaji Malick ba mu jógee gaa yi fële ñëw bindal benn sëñ Touba ba mu songee xeex ak ñi nga xamee ni fitnaaloo nañ ko bëgg yàq la mu doon dox ngir Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Ndar la ñëw fa lañ ko terale ba léegi ñaari raaka yaa ngi taxaw Cheikh na Sadibou Habib xayartu surtout yonent bi direct ba mu jógee fa mu cosaanoo ñëw ci biir Sénégal tant ba mu di stade Joseph Gaye bii nuy basket bi fii mu toog nii ñoom Limaamu Laay mboolem këru diine yi fi ne kenn ku ci nekk am nga dara ci biir dëkk ba ci sëñ Babacar Sy boo génnee suñu kër rue de France jaar di ñëw rue André Le Bon première porte deuxième porte ca étage ba mooy kër sëñ Babacar fa la daan sëpp ak mantoom ba sëriñ Diak nekk ci suuf amee ñu ko doon couvrir ñu def nii di way taala albadru alayna mu sëpp ci kaw duñu sànni ay mbiskit dëkk bu mel noonu ñu jëkk fa tabax la première mosquée de l'Afrique la première église du continent africain implanté fa les premiers comptoirs français de commerce Lacoste Puente Seer Morel Prom pour n'en citer que ça
les premiers établissements scolaires et secondaires waaye man. da nga bëgg a def Ndar capitalu Sénégal xanaa. mais moo nekkoon capitalu Sénégal. déet ak de la Mauritanie. mais fi mu toll nii kay moom ku la dégg nga xam ne lépp yóbbu nga ko Ndar. man li ma bëgg ci sama xol su ma ko Maolana Azawajal defaloon tey suba capital bi jógee Ndakaaru mu yóbbu ko Ndar. ma ne bu ma sañoon ngir ngi ne lay fanaan tey. kon ku baax nga ni da ngaa bëgg fa nga dëkk waaye nag gën gi néew doo ko indi mu yem ak Ndar. kon mu dem ngaay dëkku Yuusu. waaye man booy boo nga dem sax dëkku président bi amul dëkk bu ci yem ak Ndar nous sommes la première ville les premiers cadres ont été formés à partir de Saint-Louis ventillés à travers le Sénégal et le continent africain pour former d'autres cadres qui ont eu la mission d'aider, d'encadrer et de former ceux-là qui dirigent aujourd'hui. N'eût été les premiers formés, ceux d'aujourd'hui n'existeraient pas. maa ngi ndey ji bàyyi kaak man. li ñuy def mooy seetaan benn élément boo xam ne dañu koy découvrir ndoo ak yow. ñett lañu woon Ali Waali Xaali ñu mari ka ñoom Golbert fay daan def suñu lépp. man dama ni Golbert ku baax la ndax ki baax la mooy lépp loo xam ni rafet na baax na pour moom si njabootam la baax loolu moom lu ma ko mën seetlu ku am yërmande la. nit ku baax am na xët nag mais nit ku baax la xool bu baax a baax la relation sincère mooy moom. tout ce qui brille daal n'est pas de l'or. keroog bi yaayam génnee àdduna am na lu ma fàttaliku keroog wax na fa wax joo xam ne fu man mi fu ma ko waxee rek wala nga wadd te bu ma saa reporté stade su ma dugg see su ma nekk Golbert reportage am yàqu na. tey bu Musaana ñëw stade nee na pour nga reporter problème la papa dama naan la Naam Jaañ bu ma ne la Naam Jaañ loo may tontu. non sant Diop. Naam Diop. umpale wuñ ne kiy wax communicateur la. du ma ne rajo dama ne kiy wax communicateur la. lu la boole ak rajo. rajo bëgg-bëgg ak gëm-gëm damay jàngee lycée technique en 1962 63 école bi en 63 def naa fa 62 63 école bi mu tombé ak weeru koor ñu dog teg ndoguli ceebu jën penn mbay sama papa teg benn poste grinding ñu toog ñun ñëpp di lekk rajo Sénégal bii la woon à l'époque nu ni voici l'éditorial de Lamine Diakhaté doyen. waaw fekk tibb naa ba téye ceeb bi ma concentré ci Lamine Diakhaté di wax mu doon def benn appel à la solidarité pour benn xale bu ñu waroon faj bu dëkk région de Thiès mais jooy ci ni mu présenté ci lem bi ak le français ba dama jóg sama ndogu fa la yem bi may yeewoo le lendemain et loo ma jàngi ma dem rajo Saint-Louis taxaw ci miiru stade Abdoulaye Diagne joxoo rajo bi tous les matins que jëfee su ma yeewoo foofu lay dem ba directeur u lycée technique André Pellerin tubaab la monsieur Marronnier puisque j'étais assez brillant dem wax ko sama papa ni que depuis 3 jours il vient pas à l'école sama papa ni ma su ne nga yeewu dem fee di kii waxal fooy nekk ma bañ ñu dañ maa dóor Ismaël amul lu ñu ma defal pour ma dellu ci école ba jàngi ma bañ rek sama benn magu papa tubaab Diagne moo ni sama papa kii bu leen karee laaj leen ko lu mu bëgg ñu woo ma laaj ma loolu man dama bëgg dem liggéey ci rajo bii ñu dóor def lu nekk pour ma dellu école ma bañ sama magu papa boobu dem wax ko Senghor président waaw ndax moom secrétaire général adjoint la woon ci BDS Senghor ni ko naa ko toppatoo finalement dafa téléphoné ba benn bis ñu fekk ma ca kër ga di mu fekk maa ngi sa mur ba taxaw jàkkaarloog rajo ba nu jàpp ma yóbbu ma fa yàlla def ba nu may dugal ci rajo bi ka nekkoon directeur technique ba mi ngi tudd Doudou Diagne Kos c'était un fils d'un frère à mon père il était l'un des premiers ingénieurs de la Sorafom jóge France ñëw Ndar ñu affecté ko fa muy defar rajo bi ñu tombé ca mu jël ma dugal ma def ma apprenti technicien le 3 mars 1963 maa daan xëy 5 heures du matin dox jóge suñu kër ñëw maay bale rajo bi maa kaa fobeere yow waaw maay bale maay fobeere
toog nekk sama chef de car mu ñëw sama chef de car Omar Farr la woon jëm si yàlla ji après ñu jox ma Sanu Diallo jëm si yàlla ji ñooñu ñoo ma jàngal d'abord sonorisation la ma di ki jàngal après ñu jàngal ma prise de son après ñu jàngal ma tenue d'antenne après ñu jàngal ma Mariane Sy ni leen kii il n'est pas fait pour la technique Mariane Sy yóbbu ma bureau des programmes deuxième studio bi dafa màggatoon am ay pënd fa laa dem toog rek ba ma mosaan dégg animateurs yi nekk Dakar ni ñuy animé damay dem ci pënd bi foofu ma toog di animé ci jaww ji noonu dans le vide. di animé kan. sa bopp ak jinne yi bu ma soxlaa woo ma daw ñëw suñ ma bàyyee ma dellu foofu ba Mariane ni ma kaay ma jàngal animation di ma initier ci animation di ma initier ba mujj mu dugal ma ci brigade d'antenne yi ku nekk sama chef de car bu ma ñëwee dañ may bàyyi parce que booba rajo yi bariwul woon ay animateur Kader Diop moo fa nekkoon comme journaliste Hélène Arlé comme speakerine Bachir Kounta bii journal parlé ak Ibrahima Diop le directeur mais il était journaliste speaker aussi ñu encadré ma nag dugal ma dans l'animation chemin faisant l'appétit venant en manger dem naa ba nekk animateur. ba mu animé mais bokkut ak kon façon animation bii ñu gis maanaam teg musique maa ngi may diw dédicace. loolu du animation kooku bëggal say mbokk ak say entourage la wala bëgg siiw. animation à thème lay nekk bés bu nekk boo ñëwee da nga indi benn thème ni tey ci lii laay waxtaan ubbi nag pour may nit ñi ñu wax ndax la ngay indi dafee ni yaa ko maîtriser ba yow rek yaa ko war a wax soo ko defee amoo xam-xam te doo animateur. da nga kaa annoncé introduire ko bàyyi nit ñi parce que ganaar gerees gi nekk ci moom ba ci buntu kër gi bu gësee génne poussière bi naan ko kes. xam nga dafa lakkale. mi ngi ci xabar mu dugg ci biir kër gi tëdd wala bali yooyu bi te lakkalul kenn kon ñi lay déglu am na ñu lépp xam-xam fuuf gën la xam thème bi nga indi fuuf bu nu laa biiree def ay intervention mooy indi une éducation élargie auprès de l'ensemble de l'auditoire et tu y gagnes parce que daa ci dégg wala nga xam ci loo mosul xam. ba tey ci animation la yam de loolu. waaw kooku mooy animation. ndax métier mi def nga li ñuy wax formation. ndax dañuy naan Golbert journaliste. waaw am na ñoo xam ne ni journaliste mooy diplôme. ñoo xam nag ci ban école lañ koy jànge waaye lijaasa bi foog ñu téye ko ñu bind ci école nangam. CESTI wala fu mu mën a doon fu mu doon rek wala Canada fu mu doon rek. nii def nga formation génn nga classique lañ lay jàngal. journaliste dëgg kenn du ko dindi. expérience sur le terrain la encadrement des anciens mais un rassemblement de toutes les connaissances man ñi ma formé. moo di ñooñu ma la tuddal ca Ndar gouverneur saaga ma fay ñu dàq ma. li nga def rëy na de. moo ma saaga ma fayu. gouverneur saaga ma booba xaleel laa. gouverneur laa tudd. waaw gouverneur kañ. parce que troupe nationale lu Mali ñoo ñëwoon def benn cérémonie nu ni ma naa sonoriser stade bi jox ma matériel ma dem monter sama sonorisation dindi bouchon bi yóbbu ko 19h30 xanaa dinaa sangu lekk sol lu rafet ñëw ci xew mi. ma xaw a tardé ñëw dugg fekk affaire bi fees na dell ma dugg rek fekk mi taxaw ci mu ma dikk mun ma mais toi tu te prends pour qui man ka personne foo nekkoon suñu kër wax ka dama demoon sangu solu kër yóbbaale yëf yi yow it. ah. nga yóbbaale lu tax nga yóbbaale ko. parce que bu ma ko fa bàyyee bu yàqoon jox ma demande récupération bañ dàq ma loolu lan ma jàngal. mu ne ma vous les enfants de la rajo vous prenez pour les enfants du bon Dieu ma ni pat mu ne ma da nga réew man ko ma ko waxati. moo di ba laaj naa maam mu ne ma maa ne da nga réew man ko lekkuma sa ceeb ne lekkuma sa ceeb bu bay. yaa ma gën a boccatiku. mu ne commissaire bi arrêté la. waaw foofu kay commissaire bi warutoon xaar sax arrêté la. colonel gendarmerie bi dox suñu diggante ni ko il n'a rien fait laissez-le. parce que ndar la kon. dëkku fa sax Dakar la dëkk. ni ma va faire ton travail ma ñëw jël bouchon bi dugal ko def contact mu jox ma signal rouge ma ñëw ci micro bi stade baa ngi fees del ma ne ko tung mesdames messieurs vous allez bien rek ni ñu yokku Golbert rek mu mer fi mu toog mais da nga excité population bi ci kawam kon. mais c'est mon rôle je suis un animateur fi mu toog ci suuf. mu ne ma tu auras de mes nouvelles la laa demee dama xëy dem rajo ba rek Massamba Niang ni ma loo def ci gouverneur. yow comme xëy nga ci rajo santal yàlla. ma ne ko kii mun ma wan la Dakar dem bi ma ñëwee fi Abdoulaye Diack laa fekk jëm si yàlla ji mu doon directeur bi ma ñëw fekk assistant am mi ngi toog ma agsi fii 9h mu ne ma toogal 6 bi ma toog 6 bi
9h ba 13h nit ñi di ma romb bâbord tribord ku ñëw ni que ça va madame tapoter dugg génn man ma toog rek 13h05 moo jóg ni cëkk bunt bi mu jógee ci taabalam dikki ni ma cëxtee pour ma bañ dugg ma toj ñaam yi waa la ko wax teel mu ser buntu bureau directeur bi ubbiku ma gis benn waay bu génn sol ensemble jack ensemble jean def ni ñaari loxo yi ni ma kiitu man que je m'appelle Golbert mu ni ma nga saaga gouverneur ca Ndar ñëw dóor ma woolu la fii nga ñëw dóor sama secrétaire tu n'es pas marié avec la rajo dàq naa la mais li nga defa rëy dàq ma laa la wax mais wàcc escalier yi jékki-jékki am benn loxo bu tegu sama mbagg ma gestu waaye ji ni ma bonjour man que bonjour mun ma je m'appelle Henri Mendy je suis le directeur de l'APS tu veux travailler à l'APS ma ne ko ma kañ dem boobu def naa ci rajo bi ay 8 ans kenn mosuma fay 1000 francs 8 ans naa la wax li te lu nekk maa kaa def Henri Mendy yóbbu ma rue du docteur Thèse fa la APS nekkoon boole maag Siré Thiam Louis Alcino Dacosta de grands journalistes de la presse écrite ni jàngal leen ko presse ñooñu ñu ma jëkk jàngal presse écrite waaye ba tey diplôme amul de amul diplôme amul ma liggéey fa une semaine muy samedi muy vendredi mun ma may naa la permission nga dem tu reviens lundi passe à la comptabilité ma dem comptabilité nu fay ma 27000 semaine laa fa liggéey 27000 maa la wax lii te 8 ans nga def ko mosoo wallaahi mosam dem ma jël dugg oto dem jox ko sam papa mu jël xaalis bi ñaala ma ñu ma joxal sa yaay te nga diñ sa passe bi lay delloo nga dellu si ma dellu si def sama formation dellu Ndar mënu ma liggéey ci rajo ba dàq nañ ma ne maa ngi jëm rajo Mauritanie rajo Mauritanie dama bëgg rajo ba dof Mauritanie ma xanaa boo demee ay naar nga fay làkk kon déedéet loo fay làkk amul journal français amul journal wolof ma dem nu ma ñoom dañu rédacteur en chef concours bi gannaaw suba la ma bindu ñu def loolu lu nekk ma jël premier ñu ne ma rédacteur en chef nga commencé liggéey sa Ndar liggéey fa semaine nag laa fa def ca Mauritanie semaine laa fa liggéey doore woo bi yoon déedéet mais inspecteur travail bi doomu Ndar la mu ni ma am na benn service bu ñuy wax Miferma ca Port-Étienne dañ fa bëgg lancer un service de communication de presse concours bi gannaaw suba la man ko bind ma mu bind ma résultat yi gën a ma jël premier encore bàyyi Mauritanie dem Port-Étienne di fayu 298 000 francs par mois tubaab yi ma daan fay ma amee statut français Ndar laa juddoo nu jox ma sama logement 733 ñu ko fekkee ngi muy dégg de non yow nag noos nga ma def fa 1 an jël congé ñëw Dakar jënd fi teppage électrophone pour sama xarit yi seen Ndar ñibbi Ndar guddi gu nekk nuy rëkk noos gi man tulleeg màlle ba mu des 10 jours ma ne sama papa damaa delloo Nouakchott sama papa ni ma boo fa delloo loolu liggéey yàlla bu mu barkeel ak xaalis bu bari ba yëpp 1967 nga def nan toog déggal sama waajur toog def nan toog rek toog ca kër ga toog mais affaire bi naqadi ma nag ba may bëgg feebar sama papa duggaat génn ñu jëlaat ma delloowaat ma ca rajo Saint-Louis ca laa fa fekkee nag Ibrahima Diop directeur ba affecté nañ ko indi Papa Racine Sy kooku nag moo ma formé presque en journalisme moom ak Bachir Kounta ba tey formation boo xam ne ba tey formation bi yooyu formation la di ba tey diplôme amagul de waaw mais soxlawuma diplôme expérience lay demee ak connaissance loolu nag ñi lay dégg sérieux ak pragmatisme du deñ li ma lay wax nii journaliste yi ak maa dégg nañ ko dindi ki si frotte si pic ki Golbert Diagne ma nekk fa ba nu nommé ma chef d'antenne maa amee programmé par Mariane Sy nu jël Bachir Kounta yóbbu ko Dakar Ndar amatul reporter Sanu Diallo sama chef Dakar nu ne allo Saint-Louis Bachir Kounta te xamu ne Bachir Kounta dem na Dakar kenn wuyuwul maa ngi toog nii mooy sama chef ma def kii boobu da ngaa tourné affaire bi nii kër pour woote Dakar nu ne allo Saint-Louis mu ne tekk kenn wuyul 2 fois rek 3e fois allo Saint-Louis mu bës bouton bi taf micro bi ni ma wuyul yow reporter lan mu ni ma reporter match bi rek ma naaw dama daan reporter ci studio ba dans le vide di ko defal jinne yi waaw ma ñëw def ko sur le terrain ne la dans le terrain ma def ko mais guddul tuuti rek laa def introduction yooyu rek ni à vous Dakar delloo rek stade bi toj ñëpp jóg woy Golbert ma jàpp confiance door sama match ba mu jeex match non dañu dellusiwaat
du ma def match ba mu jeex ñuy dem Dakar dem Ziguinchor fu nekk. fu ñu ñëwee ci yow rek multiplex bu ñu ñëwee ma kii dellu ma yeewu suba yëkkate man sama directeur bi ñu ma dig Papa Racine mi ngi dund de ma yeewu suba mu ne ma je te félicite. góorgóorlu ci lii c'est bien. Bachir est parti tu vas être le reporter de Saint-Louis booba Ablaye Diaw bii. reporter. noo ko tuddee Amarildo. xanaa dafa mënoon a football. trop macha allah waaye yaru dal tey il n'a pas changé booba Ablaye Diaw Papa Racine si daf ko indi mu jouer à la Saint-Louisienne amee secrétariat mu daan tapé dactylo yi. ba mujj ñu am benn émission bu mag bu daan def tous les week-end en musique mu éclore ci biir émission boobu ñu jëli Idrissa Seydou Dia parce que dégguñu anglais. muy def la partie américaine ñu jëli Doudou Diène mu ñëw di def la partie espagnole parce que ñoom ay professeurs la ñu ils ont pris goût à la rajo ñoom noonu mujj sax raw Doudou Diène moo mujj ñëw fii supplanté ñi fi nekkoon ñëpp amee journal 13h ak 20h et y avait les Sidi El Hadji Niass Sidi El Hadji Ndiaye l'un de mes grands formateurs Ibrahima Dem il était là Djibril Ba il était là Ahmed Tidiane Diop il était là ensuite côté télévision Diadji Touré il était à la rajo bi ne woon Arabie Saoudite. waaw mais rajo la nekkoon booba ñu jëlee ko fi yóbbu ko télévision ensuite mu defi diplomatie ça c'était les grandes voix les belles plumes diction bi. la ilaha illallah macha allah te époque boobu kat boo présenté journal bi wala nga def reportage faute boo yow suba ñu dox la demande d'explication Basse Ngor woote ni kooku bu mu waxte ci rajo. léegi de Fodé lu mu gën a bare gars yi ne waaw. yaa ko wax. waaye seede nga ko. waaw dinaa dégg rek waaye ñoom la ma dàq jàng. waaye xëy na dañuy juum rek. waaw. bu ñu xoolee yaa ngi wax nga commencé def reportage ci jamono jooju xëy na ñi tout tànk yi du ñuy dégg rek ci jamono ku mel ne Alassane Ndiaye Alou. waaw man nag jamonoom fekkee naa ko. daf la influencé. 58 59. oui. daf ma influencé bu graw ndax sama meilleur ami moom moo ko jox micro mu dugg ci reportage moo di Ablaye Niang ñu kaa wax Laye Niang boobu reportage yombul après Laye Niang y avait Tony Stephen y avait Gabriel Jacques Gomis y avait Ale Ndaw Pate Dieye Fall ni salaamaaleykum Ahmed Tidiane Diop Bachir Kounta ni salaamaaleykum Golbert Ablaye Diaw Balabas après Sathiou bi feeñ ca Kaolack ni moo taxoon multiplex bi neex. parce que ay ndaanaan la ñu woon Sathiou bi. waaw waay mais ñu nekk Saloum xam nañ ko bu baax. Saint-Louisien la Répari la dëkk cokko ñu ko ñoom Mame Bokar Fa. mais jamono jooju boo daan déglu rajo dafay mel ne da ngay seetaan télévision. waaw parce que dañ koy dund un reportage se préparer da nga kaa préparer comme booy préparer julli donc koy fonk ndax ñi lay déglu dañu bare. te bëggoo it sa moroomu reporter yi nga yées ci. et on s'aimait. bëggante seen biir. dañu bëggante. laa ñaan dafa toog ci boobu neexee rek dañuy messieurs les reporters prenez vos dispositions toutes les voies sont ouvertes gérez-vous. rek Ablaye Diaw naaw. day naaw ba yàgg man fa ma nekk ca Ndar stade Victor ma am benn situation bu dangereux man que là je prends mu ne ma vas-y ma naaw. Les 11 petits Sénégalais que nous allons avoir tout à l'heure sous les yeux vont écrire devant vous, mesdames et messieurs, une page particulièrement glorieuse. jékki-jékki Balabas ni ma attention yaa ngi chez moi ñun Laye Niang dafa bàyyi si jóob yi noonu wàcc ci suuf te doo ci dégg erreur parce que on était respectueux amoureux du travail convaincus de la chose qu'il faut bien faire on aimait le métier c'était un sacerdoce. diplôme baax na. waaye expérience ak gën. ci loolu la ñuy seetaan benn élément boo xam ne dañuy ànd ak yow découvrir ko. bismillah. liggéeykat la parce que mënoo liggéey à partir de 18 ans ba tey 70 ans yi tegal na chaque jour fajar ngay xëy dem liggéey donc loolu mooy ñaar yi ma gën a marqué si moom jullit la ci liggéeykat la. man dama xippi nekk lu ndaw ma gis ko muy def théâtre. buggul njabootam sori ko ñun dañoo fippu pour génn ñëw liggéey Ndakaaru mais bu doon sagoom dañuy nekk foofu saa bu nu yeewoo nooy ne suba ba ngoon jot loolu xam naa ko si moom. dafay wax mu ni nit loo am te amuloo identité culturelle amul dara il entend par identité culturelle nga xam sa bopp xam yaay kan xam fi nga jóge xam li la war xam li la warul. gis naa mu joxe
muy joxe dépense ba tey ji si kër koo xam ni ñoom ñaar ñoo màggandoo kooku bu mu génnee àdduna ak léegi ëpp na ñaar fukki at ak juróom saa bu xëyee moo jox dépense waa kër googu. gis naa mu jóg guddi dem defar ay sëy gis naa mu jóg guddi dem defar diggante papa ak doom wala papa ak yaay bu yàqu. sama papa yóbbu na ma police ci demal liggéey du ma liggéey mu jëli kaaru police ñu takk ma ak ay mënoot yóbbu ma police ci di nga liggéey du ma liggéey mu ne ñaar rek moo mën a am jàng ba dee wala liggéey ba dee. kon dama bëgg moom ma dëgg-dëgg nag kenn leen bàyyi ma ñibbi na parce que nag xel mi dem na ci jur gi. lu tax su may def reportage sportif du déglu. ñuy jéggalu ci élément boobu di ci jéggalu bu baax di jéggalu aussi sunu papa ji comme ni mu ko waxee ndax bu fekkee ne métier mi génne nañ ko teg ko fële waajur la ci ñun ñun nag amuñu gàcce amuñu kersa ci ne ko papa. léeg-léeg ñu ne non métier mi ngeen di def donc boo amee sa invité nangam mais papa laa koy wax te mën naa ko argumenté témoignage bi ban commentaire nga ci def. c'est le fils de son père. moo la jooyloo. c'est mon fils.